mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku si nekk ci sa tur ak sa sant vraiment tey mbégte la si ñun ñu ñëw teew fii si mois bi nga xamante ni dañ ko jagleel jigéen ñi mooy mois de mars. mais bala ñuy wax rek dañuy fàttali ni sunu dëkk fan yi dafa am ay xew-xew yu fiy jóg te en tant que leader d'opinion en tant que koo xamante ni dafa yor mouvement laaj na ñu sànni suñuy kàddu ndaxte gis nañ ni dëkk bi fan yi kat am na ay xew-xew yu fi am ba am ñu si ñàkk seen i bakkan te loolu lépp gis nañ li nga xamante ni moom la demee mais duñ si yegg li ñuy wax rek mooy nit ñi bi ñu jógee am na yu si juddu mooy ndaw ñi vraiment la ñu gis ñu nekk au cœur de ces manifestations yi nag wane na lu bëree bëri li nga xamante ni war nañ ko régler ci réew mi d'abord di ñaax ndaw ñi di leen wax ni réew mi bu defaree ñu ñoo ko defar bu yàqu aussi ñu ñoo ko yàq te Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xañ ñaar te dama yaakaar ni kuy wut pour defar waroo yàq donc di ñaan la jeunesse ne leen nañu gën a amaat taxawaay xam ni dëkk bi ëllëg ñu ñoo ko war a doxal ñu ñoo ko war a liggéey nag da nga ko war a conserver bien vrai que nag ay jafe-jafe am na moo tax vraiment ñu ngi saluer sortie bi nga xamante ni le président Macky Sall kenn na ko pour appeler au calme mais aussi pour joxaat espoir ndaw ñi parce que ndaw ñi dañu bokk ci réew bi donc tey je pense que génn bi ñu génn dafa fekk ni ndaw ñi ci boppam ñoo am ay jafe-jafe te jafe-jafe yi nga xamante ni tey moo préoccupé population bi mooy problème mu liggéey mooy problème mu am si loo jàpp problème mu xëy et je pense que l'État du Sénégal a la responsabilité jàppale ndaw ñi pour ñu am si lu ñu jàpp ndax kat dëkk boo ci nekkee da nga war a xool seen ndaw yan mécanisme nga leen di tegal ndax ñu mën a am si lu ñu jàpp donc maa ngi ñaan ndaw ni ñu gën a confiant ñu gën a am espoir mais ñu moytu aussi ñu leen di manipuler parce que réew mi ñun ñëpp ñu ñoo ko moom waruñu xool kenn duñu jaxase di ko yàq donc di ñaan yàlla rek li fi am yàlla bu mu fi amati mais aussi ñun responsable de politique yi ñu xam ni lépp rek ci jàmm ak ci salaam lañ ko war a mën a def donc en tout cas ñun ngi ñaan yàlla réew mi nekk ci jàmm bu nekk xéewal goo xamante ni ñëpp dañ ci seen bopp tey nag dañoo ñëw pour fêter journée nationale de la femme mooy suñu jigéen ñi nga xamante ni tey ay jàmbar lañ parce que ku xam jigéen xam ni dafa yàgg am place ci àdduna parce que léegi jigéen place am rek du toog sa kër ya jigéen place am du toog si kër yi di nax ay doom mais jigéen ñi tey gis nañ ni fépp foo xamante ni taxaw nañ fa pour liggéey rek jigéen ñaa fa gën a fës donc ñu nekk ay ñu brave ñu am jom ñu bëgg seen réew parce que tey kenn mënul wax dëkk bu dox te gisoo jigéen ñi parce que jigéen ñi ñoo nekk si marché yi jigéen ñi ñoo nekk si entreprise yi même léegi les chefs d'entreprise ay jigéen lañ même léegi les leaders économiques et politiques ay jigéen lañ donc je pense que ni tey ñun li ñu war mooy accompagner leen former leen mais aussi autonomiser leen pour ñu mën a demal seen bopp moo tax vraiment le mouvement AJAT si seen turu le coordonnateur Cheikh Ndiaye vraiment maa ngi koy remercier en passant si engagement bi nga xamante ni am na ko pour jàppale le mouvement Siggi jot na mais également jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci moom mu accompagner leen ndax ñu mën a am ay formation mais également être autonome par des financements te loolu aussi vraiment dañ ciy remercier la formatrice bi nga xamante ni tey mooy Adja Rougoutou Faye di femme bu brave donc tey li mu fi wax dal na xel ndaxte ay jigéen bu ñu motiver wu bëgg liggéey je pense que jàppale leen dafay yomb te jigéen ñi ma gis fii kat vraiment bëgg nañ li ñuy def te nit kat su bëggee dara je pense que jàppale ko dina yomb donc madame Rougoutou Faye vraiment ñu ngi lay remercier say kàddu rafet na te xam ne kat ñun ñii kat suñu liggéey lan moo koy fësal mooy ñu mel ni yéen di ñu accompagner si femmes yi nga xamante ni ñoom la ñu yor ndax ñu am ay formation yoo xamante ni li nga xamante ni mooy suñuy produits locaux femmes yi dina ko mën a transformer pour mën see
jariñu donc ñu ngi leen di remercier bu baax di kontaan si yéen mais également di nuyu sunu jigéen bi nga xamante ni jël na fi kaddu di Astou Top donc li mu wax di Seynabou Top vraiment li mu wax dégg nañ ko parce que nit aussi boo ko jàngalee da nga koy jox aussi ay jumtukaay yoo xamante ni moom lay li nga ko jàngal mu mën ko matérialiser donc dinañ am ay structures yoo xamante ni vraiment moom la leen booleel pour ñu mën leen a defal ay financement et je pense que loolu Cheikh le coordonnateur de AJAT ak sama coordonnateur Thiassine Diagne nañ si liggéey si ni mu gën a gaawee xool les mouvements de femmes yi nga xamante ni ñoom la ñu formé ñu jël ay moyens jox leen pour ñu mën a demal seen bopp donc loolu je pense que ni lu am solo la mais également di nuyu la responsable des femmes de AJAT di madame de Aïda Niang donc moom mu ñëwoon vraiment wax ma ni dama bëgg nga jàppale ñu jàppale jigéen ñi et nit ki aussi li mu bëgg rek da nga ko ci fekk si donc en tout cas xam leen ni man sama politique ñi ko xam mooy dañ ko jëmale si jigéen ñi ak ci ndaw ñi donc jigéen ñi ñooy yor développement réew ndaw ñi ñooy avenir ëllëg te le mouvement Siggi Jotna ku ko xam ni kat préoccupation mooy accompagner la politique sociale des femmes et de la jeunesse te it si loolu la ñuy dox tey si loolu la ñuy dox guddi suñu gox yi ak suñu gox-goxaan yi en tout cas ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di wax ni kat si weer bi nga xamante ni ñooy sàggal jigéen ñi ñu ngi wax vive la femme vive les femmes de AJAT vive les femmes du mouvement Siggi Jotna vive les femmes du Sénégal jërëjëf. ba ñu mën ci am loo xam ne dinañ ci def mais man de damay wax ne je suis déjà engagée musuma def politique mais lii war na ma buntu parce que man sama xam-xam dama ko bëgg a partager ak ñëpp ku ci mën a jot ci mais du ma leen former bàyyi leen ñu dem de parce que nee naa leen lii ma leen former du ma leen former ngeen jël ko dem dugal ci seen tiroir mais damaa bëgg kenn ku nekk gis ci sa bopp te ñoom ci biir formation bi lañ commencé gis seen bopp ci lii ñu def kon yaakaar naa ne lii buntu bi la woon rek ubbee dañu doon ubbi bi nag tax na man du ma leen bàyyi dañuy dem di produiraat dem sur le marché di jaay dina am suivi mais aussi dina am plan de marketing fan la ñuy jaayee seeni produits ba nga xam ne bii ne lii nga xam ne lii ne tey jii moo leen fi boole woon du tax ñoom ñu bàyyi mais dama leen a bëgg a wax ne monsieur Abdoulaye Dieye ak membre AJAT yëpp ne leen da ngeen a boole ay famille parce que formation bi mu amee am na activité yoo xam ne dañoo boole ñoom ñëpp ñu defarandoo ko donc am na benn lien boo xam ne bii ne créé nañ ko ci biir ba nga xam ne bii ne yaakaar naa ne mouvement bi am naa ci yaakaar ne ci côté jigéen ñi dina gën a yaatu donc man du ma jeexal te gërëmuma femmes yi nga xam ne yéen ñoo doon def formation femmes yu dëggu femmes yu takku femmes yoo xam ne yéen bëgguñu dara raw leen te dara ñàkk leen a raw moo di ne mouvement AJAT jëm ca kanam ca kaw ci lu baax te seen objectif ëllëg ñu atteindre ko muy lan fexe ba nga xam ne bii ne kii mooy tey jii suñu yaakaar gannaaw yàlla fa mu bëgg a egg ñu eggale ko fa kan mu teg ko ci loxoom bii muy suñu fierté ñun ñëpp ñu ne ah diwkat ñun ñoo jaaroon ci loxoom mu ngi nii te kenn ku nekk dama leen a ñaax ma ne leen kenn ku nekk nañ jéem a élargir nañ jéem a yokk jataay bi nañ gën a yokk tool bi ba nga xam ne bi ne képp koo xam ne kii ne bëgg nañ tey ji mu xaj ci ñu xaj ci ñu ne nan lañ koy yokkee ma ne leen ay jigéen ngeen su ngeen demee bu beneen yoone bu ñuy produire kenn ku nekk na indi ñaari jigéen ñu adhéré ci mouvement bi kon mouvement bi ubbeeku na loolu nag laa leen sant ci loolu nag ci biir suivi ak évaluation lay bokk donc dama leen di bëgg a wax ne vraiment monsieur Ndiaye mention spéciale à vous mais aussi aux braves dames aux présidentes des groupements féminins bi nga xam ne bii ne ñoom boobu ba tey dañoo créé sax léegi benn groupe boo xam ne bi ñëpp a ngi ci biir kenn ku nekk nee nañ am nañu sas ci kaw ci kanam ci lu baax donc monsieur Abdoulaye Dieye ak les membres de l'AJAT su ngeen tëddee na ngeen nelaw ba yàndoor te xam ne avec le mouvement des femmes ñii nga xam ne ñii ne am na temps bu ndaw bu ma jokkoo ak ñoom am na ci bari loo xam ne gis naa ko ci ñoom xalaat naa ko ci mais aussi man lu ma am ci xam-xam dinaa ci jàpp ba nga xam ne bii ne ëllëg ak si biir duñ ne mbooloo ma woon mais dañ naan mbooloo mi fi nekkoon démb moo jur li tey vraiment mënuma dem te waxuma leen loolu vraiment vive Siggi Jotna vive AJAT donc brave vive les femmes de l'AJAT
merci beaucoup madame Faye Rougui. maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi suñu président Abdoulaye Dièye di nuyu waa mouvement AJAT yëpp di nuyu groupement yi fi teew yëpp di ci jiital waa jàppoo liggéey bu fayu di nuyu ñëpp di leen ziar ku ci nekk ci turam ak santam di remercier bu baax a baax suñu coordonnateur Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye bu baax a baax di ko gërëm di ñëwaat di gërëm suñu président Abdoulaye Dièye mi ñun femmes yi nekk fii ci fayu ak yeneen groupement yi fi tase yëpp ci sama tur di wax ne kontaan nañu ndax ñun femmes yi nekk fii dañu doon yëngatu ci développement waa AJAT ñëw ubbil ñu gën ñoo ubbil yoon bi ci boole bi ñu boole ak monsieur Abdoulaye Dièye mi nga xam ne moo ñu may formation bi femmes yi doon def ndax man femmes yi nga xamante ne nii ñoom laa àndal boot leen muy ñu jàmbaare ñu sawar ñu nangoo liggéey ñu ñëw indi lu ñuy lii ñu gën ci kontaan ci formation bi vraiment nga xam ne ay femmes développement rek lañu ñu jàng fi nag lépp li nga xamante ne nii rek dinañu jëriñ jàng nañ fi ay jus de fruits sirop bisaab tamarin jàng nañ sirop buy vraiment madame Rougui Faye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax parce que defar nañ fi savon eau de javel lim ñu jàngal bari na parce que dañ doon am problème bu nawet bi ñëwee marché bi du am dara wonal nañu yoon bi nga xamante ne nii ñun dinañu liggéey dinañu conserver légumes yi ba nga xam ne bu nawet ñëwee ñun dootuñu am problème mu légume ci suñu biir kër te dinañ ci jaay jëriñ ci suñu njaboot kon ñu ciy sant bu baax a baax suñu formatrice di ñëwaat di santaat bu baax monsieur Abdoulaye Dièye bi loolu weesoo femmes yi nag fii fayu formation bi kontaan nañ ci bég nañ ci mais bëgg nañu tam ku ñu accompagner ci ay projet ba ñu mën a taxawal suñu ay mini entreprise ndax liggéey bi gën a am solo ndax formation bi tam des na am na yu des kon nag ñoo ngi remercier bu baax a baax suñu parrain bi suñu président bi di monsieur Abdoulaye Dièye di remercier waa AJAT di remercier la présidente madame Aïda Niang bu baax a baax duma jeexal nag te liñ ne feccum liir bu neexee ndey jaatiyee ca mbagg ya duma jeexal te remercier wu ma sama borom kër ki nga xam ne moo ma jàppale moo ma may fit moo ma jàppale ba ma mën a taxawal lii mën a boot sama ay naatangoo sama ay nawle ñuy liggéey te sonaluma benn yoon maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm waa jàppoo bu baax a baax di leen sant di gërëm mouvement yi fi teew yëpp di gërëm madame Rougui Faye suñu formatrice di gërëmaat bu baax monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye coordonnateur di gërëm suñu président Abdoulaye Dièye di la wax ne waa jàppoo bu fayu liggéey rek lañu bëgg liggéey rek lañu xam ñun nag ñoo ngi takku taxaw ci sa ginnaaw lépp loo xamante ne nii yaa ngi koy woote di ko def ci lépp luy jëmale Thiès kanam ñun ñoo ngi ci sa ginnaaw ñun waa jàppoo takku liggéey bu fayu waaw lépp luy développer Thiès développement Thiès ñun ñoo ngi ci sa ginnaaw lépp loo xamante ne nii luy jëme Thiès kanam la rek ñun waa jàppoo liggéey bu fay ñoo ngi ci sa kanam ci sa ginnaaw féete la fépp fas yéene ànd ak yow jàppale la